mbokk yi jàngeen jëf ci ànd bu rafet bi ñu door xibaaru digg bëccëg ak ponk yi ci gën a fës ba bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy opérateur privé stock ya nekk fële ca Ziguinchor dañoo mer jëmale ko ci waa Sonacos ndax nag li nga xam ne ni moom mooy fayum bon ga ñu daal di ko dakkal ñoom ñooñee nga xam te nag ñoom ñoo yëngu ci wàllum gerte gi daal nañu sàkku waa kon Sonacos ñu fay leen lu toll ci 4 milliards lu ko mooy dinañ leen porter plainte conooto guy jama askan wi nag bëgguñu li nga xamante ni moom la dogal bi nguur gi kon jël daal di joxe li nga xam ne moom mooy forage ba waa OFOR ñoom ñoo ñuy askan wi daal gis nañu ne loolu amul benn sens te gis nañu ne daal ngir mu mën a am sax ñoom la ñu bëgg mooy ne daal ñu jël comité local ba dénk ko boobu lépp forage ci biir xibaar nañ ci di kàkk suñu naataangoo lam ñu fa jëleel la ci lu ñeel li nga xamante ni nag moom mooy ab commission parlementaire ngir mu daal di nag càmbar lu ñeel contrat yu gaz yeeg pétrole yi Doudou Wade daal di ci ànd doon nag loo xamante ni sàkkuteefu kon député bu réew mi la di Déthié Fall moom moomee kon daal dina xamle ne daal mbir yi tamit ngir mu am foog rek kii di kon Moustapha Niass ma jiite pencum ndaw réew ma daal di ci taxaw ànd ci kon lii dañ ci toftal xibaar yi biti réew wàllum tàggat yaram li ci yéen kaay ñu xëyandoo mbokk yi ponk yi léegi ngeen taxee la tuuti ñu daal di ko yaatal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu door xibaar yi ak lii di ab l'accident bu am ca national 1 ba foofee nag benn doomu aadama daal di fa faatu ñu ci bëri jëlee ci ay gaañu l'accident ba nag mu nga am sa juujuuf foofee nga xam ne ni nag ab car kon moom moo fa mbëkkante ak ab camion bu doon jóge fii ci Ndakaaru car ba kon mu nga woon ca fi nga xam ne nii moom mooy fa féeteek département bu Fatick kon fala kon mbir ya daal di amee dinañ ci dikkaat suñu leen jotaay xabaar ñu dem nag ci askan wi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Notto Gouye Diama ñoom nag la ñu àndul mooy dogal gi nga xamante ni nguur gi daal na ko jëlub forage ba daal di ko dénk waa OFOR ñoom ñooy ñi askan wi gis nañu ne daal boobu lépp dogal amul dara loo xamante ni seen njëriñ la si la ñu bëgg mooy daal la ñu jël forage ba dénk ko benn comité local Ibrahima Ndiaye. askan wi yeewoo Notto Gouye Diama ñoom day mer ba futt la ñu def ci ndogal bi nga xamante ni état wu Sénégal fas yéene na ko jël rek ngir jébbal seen yorinu forage gi lii di OFOR di ci gën a doy waar mooy ba forage boobee bañ ko créé ba tey boobu ak léegi ëpp na fanweeri at état boobee mosu see dugal loxoom looloo waral kii di Yankoba Ndiaye kenn ci ñoom yéen ci yàbbi. li ñu fi dajale nun ñëpp mooy danoo am naqar ci loo xam ni sunu forage boo xam ni état daa bëgg a ñëw jël ko. te d'accordu nu ci tey d'accordu nu ci bu ëllëgee bu ñu ko ñëwee ci doole nag nu xam ne jël nañ ko ci doole waaye d'accordu ci ndax forage bi depuis nu ko yor 1984 ak tey ku ñuy wax madame Marie Sarr Mbodj moo ko inauguré woon fanweeri at ak ñeent nag lu ko nit yor état dimuloo ci kenn dimuluwoo ci nga yor ko ba yàgg nga ci dimbale état yaakaar nañ mën nga ko continuer. état tegunu ko dara loolu ko teg mooy lin mënal suñu bopp nan ko defal lin mënal suñu bopp na ko bàyyi ak ñun ñu def seeral ko suñu bopp. ba tey loolu gën a jaaxal mooy lan moo waral ñu bëgg a jël yorinu forage bi ci loxo yi ñi nga xamante ñoo dëkk ci dëkk ba moonte day ñoom seen yorin musul am benn rëkk fanweer a ngi nii ñu ngi yor seen forage boobee. léegi suñu jafe jël guñ ko bëgg a jël moom la ñu nanguwul ndax ñun mën nañ koo yoral suñu bopp dara mosuñu cee laaj kenn dara buñ paanoon 3 millions tey balaa suba bu suba balaa jant soñu dem jëndi ko ni mu teg ko sans problème nañ ñu bàyyi suñu yëf rek moom naqar bañ ko naree bëgg a jël ëpp na fukki at nu lànk nuy lànk ba tey jii nu bëggoo jël ci doole nanguwunu ko duñu ko nangu tey duñu ko nangu bu subaa mën na noo yor suñu yëf nañ ñu bàyyi ak suñu yëf jàmm ni ñooy mën nañ ko yor. kon nag li nu bëgg mooy nanu bàyyi ak sunu ndox mi ndax la bay daan dunde ba nag muñ ko ba saxub sikkim nañ ko ca bàyyi amuñu benn jafe-jafe nag bu nu andilee jafe-jafe nag mooy ndox mi ñu bëgg a jël ci ñun. ki nga xamante ni moom moo yoroon forage boobee dëkk ci dëkk ba moom nee na daal lu mu mënta xam lan moo waral état bu Sénégal yàkkamti rek jël forage boobee yorin gi jëbbal ko ñeneen Makhtar Sy. tey dañ fi ñëwoon pour waa OFOR ñëw pour ñu def passation de service ci diggante Agifor bu Notto ak OFOR bi ñu ñëwee nag pour bëgg a def passation de service bi population si dañoo génn takk ay brassard rouge ne kenn du fi signé parce que bëgguñu ñu joxe seenum ndox waa OFOR te OFOR aussi daf koy joxaat beneen société privée muy waa Aquatec
te nit ñi dañu xalaat ne bu loolu amee loolu du seen avantage parce que ndox manqué wul ñu ngi naan ku ubbi sa robinet mu am ndox pression bi baax na de noto ba Kër Paate ba Jëlëpal ñëpp a ngi am ndox ñu ne nag seen ndox seen forage man lañ ko dénk man lañ ci wóolu duñ ko joxe. mer la ñu def ñoom ñooñee askan bi yeewoo na Guy Jama ñoom nee nañu li ñu mënta d'accord rek mooy décision bi nga xamante ni état bi bëgg na ko jël waaye ñu ngi koy dànkaafu di ko wax rek ñoom dey bu fekkee ne état bi dellu siwul ci ndogal gi mu nar a jël ñu ngi koy xaar 2019 soreetul te mu ngi suñu kanam ñoo Guy Jama Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. jaajëf Ibrahima Ndiaye ñu waxaat leen ko nañ leen ko junjee woon ci ndoxteelu xabaar yi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum gerte gi ñoom ñoo ñi nga xamante ne kon si lu ñeel njaayum gerte gi opérateur yi nekk nag ca Sikicoor dañoo mer ba futtu ndax nag ba ñu dajeek taskatu xabaar yi xamle nañu ne waa Sonacos SA daan nañu leen amal ay koppar lu toll ci 4 milliards ci suñu ay koppar te ba noppi nag leneen loo xam ne naqari na leen mooy taxawal gi ñu taxawal fay gi ci wàllum bon tax nag ba ñoom daal dànkaafu nañu leen nee nañu daal dinañu leen yóbbu fa mbaxane doone benn fileek weer bi di dee bu fekkee ne fay ñu leen seen koppar yooyu dinañ ci ñëwaat ak suñu naataango Amadou Khalil Diémé. ñu des ba tey ci wàllum gerte gi wax nag ci Sonacos SA nguurug Sénégal ngir bëgg koo taxawaatal tax nag mu jël ay koppar yu duun daal di ko ci def loolee nag di kàddu yi ki nga xamante ni mooy saytu lépp loo xamante ni moom moo nekk foofee ca Sonacos SA moom moomee di Oumar Samb moom nag demoon na ca Diourbel ngir fekkee teg doj wu njëkk ngir door liggéey poste de santé ba nekk ca Kër Cheikh Mamadou Makhtar Sarr. nguuru Sénégal ay koppar yu bëri la jël dugal ko ci biir Sonacos ngir liggéey bi mën a tàmbaliwaat jamono yi seetlu nañu ne secteur yépp ay dox li ni mel nag moo tax sax président Macky Sall ne baykat yi nañu indi seen gerte gi ci Sonacos su ko defee ñu mën koo jënd di kàdduy Omar Samb directeur du contrôle de gestion et de l'audit interne à la Sonacos moom daf doon teewe ci tegum xeeru poste de santé bu Kër Seex ci Diourbel. Investir beaucoup d'argent pour que l'activité industrielle reprenne. tey jii mun nañ ni établissement industriel Sonacos yëpp ñu ngi dox. président dafa lancé benn appel boo xam ne dani bépp gerte boo xam ne béykat yi ñu ngi ko yore gerte boobu nañ ko indi bu ñu ko indee Sonacos dinañ ko jënd ñu ne Sonacos bu jëndee gerte boobu dañ koy nal biir Sénégal dañ koy raffiner Sénégal conditionner ko Sénégal consommer ko Sénégal ñuy consommer huile d'arachide parce que ñëpp xam nañ ne huile de palme bi dafa doon huile boo xam ne dafa bëri acide gras saturé ba nga xam ne feebar yu bëri da koy indi loolu mooy dëgg sagal bi aussi mënuñu ko consommer parce que huile brute la donc tey jii mun nañ ne coût investissement bi 18 milliards la mais 18 milliards yooyu modélisation financière bi mun nañ ci 3 années yi nga xam ne mooy modèle bi ci lay dérouler dinañ mën a capitaliser ba nga xam ne dina am un autofinancement ba nga xam ne investissement yi résultats yi nga xam ne moom la ñuy def moom mooy permettre ñu couvrir les besoins. moom Omar Samb mi nekkit responsable APR nee na soo gisee ñuy tabax ab poste de santé ci quartier bii di Kër Seex dafa fekk ne lu ëpp fanweeri at mu ngi nii askan wi di jànkoonteeg jafe-jafe yu tar yu jëm ci wàllum faju. poste de santé bi mun naa ni li ñu ci xam mooy dafa nekkoon loo xam ne dafa doonoon bëgg-bëggu askan wi bi ñu dellu see aussi ñun ci politique ñu ne ñun dañuy changer ni ñuy defee politique. naka la ñuy def mooy dañuy dem ci population yi déglu leen waxtaan ak ñoom xam lan mooy soxla nit ki bala ngaa mën a faj soxlaam da ngay xam moom lan lay yëg ñoom ñu yëgal nañu kët fii ñu dëkk sore na ak poste de santé yëpp ñu ne nañu defee noo xam ni dinañ mën a accéder facilement donc ñu saisir autorités yi le ministre du budget Birima Mangara nga xam ne c'est une autorité de Diourbel ñu saisir le ministre de la santé ñu yombalal ñu lépp nag mais fonds yoo xam ne dinañ am le concours du ministre de la santé du gouvernement mais propre boo xam ne aussi nit ñi dugal nañ ko. bi muy jeexal ay kàddoom moom Omar Samb di ñaax ñii mu bokkal parti di APR ñu wàcc ci terrain bi déglu jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di jànkonteel su ko defee ñu mën cee indi ay saafara ndax li ni mel dong moo mën a tax ñu déggaat wiiw. prendre en compte les doléances des populations mais de pouvoir évaluer ce qui a été déjà fait. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr ñu wax naka ci liggéeykat yi nga xam ne ñii ñu nga ca l'hôpital bu Abbas Ndao ñoom nee nañu daal fii lekk avril ñetti fan ci weeru avril dañuy bank seen loxo ne duñu fas ci xàjjaaku moroomam ndax nag biñ dajee taskatu xabaar yi ci talaata ji xam nañu ne la leen metti bokk na ci li nga xam ne ni jot nañu ko déggoo ak nguur gi ba xaatimoon ko te ba léegi wàccooguñu ak moom ak it fay leen li nga xam ne moo di seen heure
supplémentaire ñoom ñooñee kon di liggéeykat yi leneen loo xam ne ñaawlu nañu ko mooy wàllum pointage bi nga xamante ni seenub directeur daal na ko fa teg ñu teewlu kenn si ñoom Adja Ndeye Jaxate lay wuyoo dénk na ay kàddu xoxaan ndongo. maanaam dañoo bëgg a def kumba am ndey ak kumba amul ndey te duñ ko nangu première kumba am ndey mooy ñii dañuy signé ñii duñu signé ah ñu ne ndax ñun la suñu yaay ñaaw ba ñoom ñu ne ñii ñooy signé ñii duñu signé dañoo am ay droit yoo xam ne booba ak léegi dañ koo bàyyi mu sedd te dootuñ ko bàyyeeti waxoon nañ ko ak ministre de la santé moom la ñuy interpellé parce que booy indi nit da nga koy booleeg accompagnement ça veut dire que nous avons besoin de nos heures supplémentaires te kenn du ko daggat dañ ñu koy fay intégralement dañuy fay intégralement suñu ay heures supplémentaires am nañ beneen chantier bu dul pointage duñu pointé nit ki doo ko ameel war koo fay mu muñal la juróomi at nga xëy bés ay ñetti nit ñu ñëwul tax nga ne ñii ba peuple ñi seen yaay ñaaw ñoom nañu ñëw signé ñeneen ñi ñooy ay patron duñu signé pour lan te ñëpp di personnel hôpital Abass Ndao ñëpp ay signé gaa yaa ngi ñuy taxaw reconversion ak avancement ak recrutement ak reclassement gëj na am ëpp na fukki at carrière amul hôpital Abass Ndao ñu gis ko war ko liggéeyuñu ko amuñu DRH suñu DRH doon koo xam ne man du ma ko tudd parce que man du sama interlocuteur hôpital Abass Ndao amul DRH hôpital Abass Ndao li ñu war a fay ñu ko ñu yuuxu ba ñu wooñu primature ñu wëlbati ko di diisal ay tànk suñu protocole lañ ca signé woon booba ak léegi am na nee nañ def nañu ba am na ci koo xam ne day ñëw di def suivi te ñun yëguñu ko dañoo sonn dañoo tàyyi dañ ne ministère na jël toutes ses dispositions et toutes ses responsabilités parce que le 3 incha allah danañ leen delloo seen caabi dem toog mu nekk grève d'avertissement ñu xam ne nag léegi nag rouleau bi jóg na te bu rouleau bi jógee ku mu dal rek baax na premier ministre ñu ngi koy jël à témoin. yeneen liggéeykat a ngi nii ñu ngay xupp nguur gi tamit ne boo moytuwul dinañ gàllankoor li nga xam ne moo di wàllum liggéey bi mooy ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum setal dëkk bekk mbalit bi ñoom nag daal dinañu ñaxtu ni ki démb ba bëgg nag ñu fay leen lu ñeel seen i ay ndàmpaay ndax nag ñooñu nga xam ne fay ñu leen ko toll nañu ci kon junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar nekk ca ama Sénégal ba woon kon ñoom ñooñee nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey nee nañu daal nañu leen fay lu ni mel yëkkati nañu seen ay kàddu jëmlee ko ci jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la ñuy jànkoonteel jëma mbay junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar liggéeykat ya nekkoon sa ama Sénégal dañu dakkaloon seeni contrat ci atum 2006 waneeti nañu seen bopp lu tolloo ko fukki at a ngi nii ñuy daw rek ci ay ndàmpaay yoo xam ne ni nguur gi moo leen ko war a jox digoon leen ko ba noppi waaye ba léegi dara jotuñu 15 fukki at ak benn ba tey bi ñu liggéey 1777 agents ci 1777 agents yooyu boo seetloo ñu ngi doon réclamer 3 milliards 100 millions si 3 milliards 100 millions yooyu état du Sénégal joxe 3 avenants de 130 millions muy 390 millions ñun li ñu gën a naqari mooy ay nit yu liggéey 11 ans ils se retrouvent avec des indemnités de 59 000 francs tey ñi nekkoon ama Sénégal genn wàll gi dee nañu yàlla na yàlla yërëm waaw donc bu fekkee ne état du Sénégal dafa ne 2018 mooy année sociale ku wax 2018 année sociale mooy les sociétés en liquidation ku wax 2018 année sociale mooy fexe ba nga sàmm sa kaddu parce que sàmm sa kaddu dafa am solo donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo andi marche bi nga xam ne tey moom nga gis. bi ne doxab ñaxtu occasion la woon pour kuréel gi nga xamee ni moo ëmb liggéeykat yii di yëngu si wàllu mbalit mi ñu fësal rek anam yu jéggi dayoo yu doy waar yi nga xamee ni noonu la ñuy liggéeyee. journaliers yi depuis 2 ans ñu ngi liggéey ci ay conditions yu métti te ñooñu yoon dafa ne bu fekkee da ngaa liggéey juróom-benn weer dañ la war a embaucher te ñooñu ñu ngi réclamer ñu régulariser leen. pour que au moins ñu nekk au même niveau que les permanents que nous sommes beneen bi ci wàllu coopérative d'habitat bi la tey nettoiement am nañu une coopérative tey ku dem retraite ci mbal bi mooy demal deewi ji ñu ngi demandé le président de la République kër yi muy jël di ko maye à gauche et à droite terrain yi muy maye di ko maye à gauche à droite mais ñi ko gën a yelloo mooy ñi liggéey ci mbal bi. bi la doxab ñaxtu dajale woon na lu tollook 6 syndicats ñu doon dox ba teere ministère bi ñu dénk wàllu gouvernance territoriale développement ak aménagement du territoire doon fa rek gisee ak kilifa ya nekk foofee. ñii di yëngu si wàllu nettoiement fi mu nekk nii fas nañoo yéene wéyal seen ab xeex nar nañoo sax dakkal liggéey bi su ko jaree tànk nguur gi deful rek li nga xamee ne digge na ko ak ñoom.
jëmm mbay ñu daal di nag lagg ba ca Tiwaawan Pël xawtu musiba mbaam bu kumba daal di fa am nag ndax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fa ñëwoon di màbbal ay kër waa cadastre kon dem fa doon fa màbbal ay kër askan wi nag taxaw doon ko ñàkkante ak ñoom ñi nga xam ne ni nag ñoom ñooy njiital dëkk ba kilifa yi daal nañu xamle ne daal waa Pikine dugal nañ seen loxo fuñ ko warul dugal ndax foofee nga xam ne ñu nga fa woon dafa bokk ci diwaanu Tëngéej ci Papis Diop moom mooy maire bu Tiwaawan Pël moom ay kàddoom la ñuy teewlu ak Najib Sagna. jamono yi passé def nañ fi li ñuy woowee délimitation département de Rufisque département de Pikine ñu délimité Malika délimité Tivaouane Peulh Niaga mu leer askan bi agence nationale aménagement territoire joxe ay coordonnées mu leer ñëpp waaye nag doxalin bu ñu rafetluwul mooy wéy ba léegi mais nag wax dëgg neex yàlla jël nañ taxawaay boo xamante ne si doxalin même bu ñu ko rafetluwul kenn dootu ñu noot léegi. waaw xam nga litige même bu amee fii dafa am maire litige bu amee da ngay waxtaan ak maire bi mooy waxtaan ak askan bi mais loolu amu fi. dañuy ñëw jaay ñu doole def ni leen neex loolu moo tax ñu taxawaay bii alhamdulilah taxawaay bi tey jur na jàmm te am na yaakaar ne que li fi xew nii tey c'est la première fois depuis que premier ministre jël décision DSCOS di fi ñëwaat waaye jàpp naa ne que duñ fi ñëwaat ci condition yu mel nii. junjoon nañ leen ko ci ndoxteelu xabaar yi mooy yàpp commission parlementaire ngir daal di càmbar lu ñeel kon contrat pétrolier yi loolee nag kii di Déthié Fall daal di ko yëkkati di ab dogal kii di Doudou Wade nag bu parti démocratique sénégalais moom daal na ci àndul lool waaye nag xam na ne daal loolu yëpp rek dafa daal di wékku ci ki nga xamante ni moom mooy njiital assemblée nationale pencum ndaw réew ma di Moustapha Niass Abdou Khoudous Diallo daal di jokkoo ak Doudou Wade ñu teewlu ko. d'abord li jëkk pour ñu seet ko du mooy seet d'abord ndax Déthié Fall am na sañ-sañ boobu loolu mooy li jëkk ma tontu ne que effectivement assemblée nationale mën na tabax ay commission d'enquête pour ñooñu dem enquête yi jëli ay information ay affaires yoo xam ne am na pour ñu wax bu ñu ko càmbaree seet ko xool ko ñoo jox ko assemblée bi pour assemblée bi waxtaan loolu mën na am lu mën a def parce que député bu nekk am na sañ-sañu def ko ñu ko defee nag d'abord il faut que mu am bu amee ba pare nag bu ñu liggéeyee ba pare après ñu ñëw jébbal ko assemblée bi Déthié Fall def na li mu war a def léegi nag bureau assemblée bi ak conférence de président ñoo ci des commission d'enquête li koy créer résolution lay doon bu ñu xoolee résolution boobu après dañ koy jox commission d'enquête bi la ñuy mettre en place wax ci ñu ko formé ñaata lañu ñooñu dajale def seen liggéey mais commission d'enquête bi dina wax lan la bëgg liggéey ci waxtu bi laa koy def ñu jox leen nag ay moyens d'enquête balaa nga ciy dépenser dara nangu ko def problème d'abord nangu la ñu saytu xool ndegam enquête bi dina am wala du am loolu jafe-jafe la. ba tey ci wàllum politique wax nag ci waa PUR ba ñu dajeeg taskatu xabaar yi daal nañu yëkkati seen ay kàddu naqaru ni nga xamante ni daal noonu la askan wi du dundee ci Sénégal gis nañu ne ay jafe-jafe neen la ñuy jànkonteel te loolu yëpp nag ñu ngi ko teg ci ndoddal nguur gi di nguuruk Macky Sall tax nag ba ñoom jamono ji nee nañu daal na askan wi ñëpp takku daal di ko ñàkkante ak ñoom duñu bàyyi ñoom benn yoon ñuy njuuj njaac lu ñeel li nga xam te ni moo di wàllum jongante njiitu réew mi seenu dajeeg taskatu xabaar yi Abdou Khoudous Diallo mu nga fa woon. ci kanam lu ñuy tuddee naxe mbaay ak bëgg a faagaagal ñenn ci candidat yi ci jongante tàndum ñeetub réew bu Sénégal bi ñu dëgmal waa PUR na ñoom duñu bàyyi benn yoon li ñuy tuddee parrainage ñu mën ko jàllale ndax te dañoo jàpp ne am na ñu génne réew bi pour ñu dem élection am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi seen tànk pour du ñu dem élection ñi nga xam ne nag mënuñ leen a tëj parce que amuñu ñu leen tuumaal mënuñ leen a génne réew mi parce que buñu leen a dijjati ñu ne ñooñu nañu fexe ba sas leen loo xam ne mënuñu ko. te li génn ci élection législative yi wane na ne bu ñu demee élection présidentielle kii nga xam ne dafay nekk di jàpp nit ñi di tëj nit ñi mais du am loolu. et le PUR solennellement dit qu'il est contre et systématiquement contre ces terroristes. parti Serigne Moustapha Sy bile di ŋàññi anam yu ñu waxee réew mi. ñun ñëpp nag ñu ngi ni yàcc ni yasar di seetaan Macky Sall ak régime ñuy def lu leen neex ci réew mi. loolu nag jot na. ñu jóg nag la mu jaraloon ña joxe woon seen bakkan mu jaral ñu lu ko raw pour que sunu réew ñu renforcer fi démocratie ñi ñu ko seqal nag jaral na leen rey sénégalais yépp pour am ñaari mandat Sénégal taxaw jot na Sénégal jëf jot na Sénégal jëflante jot na yàlla génne Sénégal ci musiba mi mu nekkee. li ni mel wone ni PUR tàmbali na xeex bi ngir daal di fexe ba lépp li nga xamante ni
waa kujje gi bëgg nañu ñu leeral ko fi ak élection présidentielle bi mu mën a am ndaxte ñoom dañoo jàpp ni Macky Sall dafa bëgg forcer ngir daal di faluwaat. Abdou Koudous Diallo ñu daal di wax nag ci municipalité bu Mbao bi nga xamante ni daal nañu taxaw temm ne daal lii di seen wàllum poste de police dinañu ko taxawal ci seen bërëb boobee ndax nag lii di wàllum kon Samba Boy ya ba tey mu nga fa askan wi seen ñàkkum kaaraange la ñu bëgg koon wet bu baax tax nag ba daal nañu defaraat lépp loo xamante ni rek lu tilim la ci bërëb ba nga xam ne fa lañu ko fas yéene daal di taxawal Abdoulaye Pouy moom la ñuy teewlu ay kàddoom ak teew dox simido bu Kër Mbaye Fall ñu am benn bu bees yóbbu ko maire mënoon na fi def lu bari mais dañu décidé ne fii du ñu fi def dara la lu dul lu ñuy indi sécurité soit poste de police wala ñu def fi brigade de gendarmerie joxoon nañ ko état bi bind jox leen kayit yëpp léegi mu mat ñeenti at wala mu ëpp ko boobu ba léegi nag amuñu woon réaction positive waaye bi ñu amaatee benn xale bu ñu rayaat Petit Mbao ñëpp dégg nañ ma ci presse bi li ma wax ñëpp gis nañ ma ci internet bi li ma wax waaye bi loolu amee ministre de l'intérieur nag daf ñu déglu daf ma woolu ma ñëw mu ne ma lu xew ma wax ka lii xew ak fi ñu jaar ak ñoom ñëpp bi loolu amee mun a xaw ma woon na lii lépp xew na fi waaye boo bindee jox ñu incha allah su lu gàtt dinañu ñëw xool lii pour xool na nañ koy occupé pour indi fa police ñu sant ministre ndax ni mu ko waxee noonu la ko defee bi ñu déposé ba joxe ko noonu la taxawee ba nga xamante ni poste de police bi ñëw na fi nañu kat dinaa ko def poste de police bi mu ñëwee gisal na ko ak boppam d'accord na waaye comme fii dafa yàgg kenn occupé ko dara amu fi woon il faut mu am ay saleté il faut mu am garab yu fi sax il faut mu am ñax yu fi sax il faut mu meloon nenali moo tax tey population Mbao gi yëpp laa wax muy Kër Mbaye Fall Petit Mbao Grand Mbao Zagda Mbao ñëpp fi daje. 2018 atum jàppalante ak ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy askan wi it mën a kon gis seen bopp bu baax a baax ci nguur gi noonu la ko Macky Sall bëggee tax nag ba ñi nga xam te ni ñoom ñooy responsable yu APR ya nekkee ca Parcelles Assainies daan nañu nag amal ab bés boo xamante ni nit ñi doon nañu saytu seen wér-gu-yaram te duñ ca fay dara loolee nag kii di jëwriñ gi di Amadou Ba moom moo nekk ca ginnaaw ga dañ ciy teewlu kii di Alioune Badara Diouf ay kàddoom ak teew dox simido xale yi jàpp je pense que ne ak ñi ñuy rey bitim réew je pense que c'est un phénomène mondial tey jii foo dem ci Afrique ak ci monde bi mu ngi fay am te tey jii kenn du waxati ne police amul moyen wala gendarmerie amul moyen nañu protéger li nga xamante ne moom la ñu moom suñu njaboot gi nañu protéger suñu biens yi nañ ci bàyyi xel wante dama ne yemul foofu dañ ci war a associer population yi yëpp surtout nag ñi nga xamante ne tey jii boo gisee nit ku yor doomu jàmbur wala doomam sax donte doomam la sax te wóoru la mais laaj ko implication population bi également am na ci solo loolu bu ñu ko defee phénomène bi dana fi jógee parce que moomuñu ko dañ ko jéggaani Sénégalais xamul rey je pense que ne ña koy def ci yeneen dëkk la ñuy jógee ñëw dugg suñu réew mi di ko def wante danañu fexe ba nga xamante ne suñu njaboot gi ñu koy def dootul amat. mu ngoog Alioune Badara Diouf doon wax ci li nga xamante ni moom mooy xew jamono ji di sàccum xale yeeg jël leen di leen faat ak li nga xam ne mooy dogal gi si njiit yi kon war a jël ngir fexe ba mbir yi kon mën a wàññeeku wala mu jóge fii ba faw ci loolu la doon ñëw ci bés bi nga xam ne ni dañu ko jagleeloon saytu sa yaram te doo ci fay dara fële ca Parcelles Assainies noonu la ñuy jaar dem ba biti réew xooli ji xibaar yi fa tukkee. ca France ki nga xamante ni moom mooy Arnaud Beltrame ay fan a ngi nii kenn xamu ko woon waaye nag jamono ji siw na ci àllarba jilee waa France daan nañu ko delloo njukkal ba ñu koy jébbal kon boromam juróomi fan gannaaw ba nga xamante ni faatu na negeek cong yi nga xamante ni ay jihadiste doon nañu ko def moom nag mu daal di ñàkk bakkanam ngir sauver ay doomu aadama tax na ba tey ji nga xamante ni kon doon nañu ko delloo njukkal ay njiit yu bari ñu nga fa woon bokk na ci kii di Nicolas Sarkozy François Hollande ak askan wu yëpp ñëwoon teew ca fi nga xamante ni moom mooy cour de l'hôtel des Invalides ki nga xam ne ni nag moom mooy njiital réew France di Emmanuel Macron daan na yëkkati ay kàddu daal di xam ne daal nguur siile ay atam toll ci 4 def na lu rëy loo xamante ni France duñu ko fàtte ndax nag daal dina wekk ay bakken Emmanuel Macron yamu sa daal dina xamle ne daal moom mi nga xamante ni moom mooy Arnaud Beltrame indiwaat fi li nga xamante ni moom mooy France nañu ko xamee woon ci aar képp koo xamante ni doomam nga
ca Kinshasa ki nga xamante ni nag moom mooy Moïse Katumbi jamono ji nag yoon a ngi koy topp ndax nag gis nañu ne daal jël na beneen nationalité bu bokkul ak bi nga xamante ni moom la am loolee nag ki nga xam ne ni moom mooy procureur général moom moo ko daal di xamle ci àllarba jilee ñu ne daal dinañu topp ki nga xamante ni moom mooy Moïse Katumbi ay jege ñaaleem nag faree ci ku jéggi ndax moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo jongante ak Joseph Kabila di njiital réew ma xam ne nañu ne daal jamono ji dañu koo singale do waaye lañ ko waxal dara nekku ci lu ci mënte am mooy ne ay fan a ngi nii ci réseaux sociaux yi ñu fay wane ay kayit yoo xamante ni daal turam moo sa nekk yore ab nationalité italienne tur boobee di wër di Moïse Katumbi dañu no fépp foo yóbbu rek ci réseaux sociaux yi. jeexalee ko ci waa Russie ak ay pays occidentaux soo moytuwul nag laale ba dina métti lool ndax nag waa Russie jamono ji singale nañu leen gannaaw ba ay mbir xewee ñu gis ne daal benn agent fi nga xamante ni moom mooy Royaume-Uni benn pa nit empoisonné ko fa ñu daal di ko jiñ waa Russie ne foofu la ñuy defaree googu lekk tooke tax nag ba kii nekkoon fa ambassadeur Russie di Anthony Adamichin moom nag daal dina xam ne daal Kremlin ba dafa gën a yokk lii di wàllum kon loxam ci xeex yeeg wekk doomu aadama yi tax nag ba yeneen dëkk ngi nii daal di jàppale nag waa Royaume-Uni sa xeex ba tax ba ay diplomate daal dinañu leen dàq ci seen dëkk Turquie nag moom nee nañu duñ sa bokk benn yoon ndax gis nañu ne daal tuuma yooyu nga xam te ne teg nañu ko waa Russie teguñu ko fenn tax nag ba Recep Tayyip Erdogan nee na du dàq kenn koo xamante ni ab diplomate la ci dëkkaam. ñu daal di nag yegsee ci wàllum tàggat yaram wax ci football gannaaw ba ODCAV bu Kaolack daal di nag génnee ak ODCAV kon bàyyante ak ONCAV ñoom nag daan nañu amal seen final bu njëkk final ba nag mu nga amoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ca Kadaya Médina bu sud moom daan na leer gi jamono jooju nag ca senior yi ñii di kon waa Benno daan nañu daan waa Teranga jël ci ñoom li nga xam ne ni moom mooy raaye ji Alhassane Ba. ODCAV bu Kaolack amal seen final communal bu njëkk ci Kadey Médina Sud daje ak leer gi ci junior senior ASC Benno ak ASC Teranga ñu doon xëccoo mu ne woon nag xew-xew football bi nga xamante ni ñu ngi ko parrainé woon Iyane Thiam di président ONCAV renouveau mi nga xamante ni Babacar Ly mi ko fi teewal rafetlu na bu baax organisation championnat bile waaye tamit li ko ci gën a neex mooy teewaay Mamadou Ndiaye Diack mi bokk ci ORCAV bi nga xamante ni ci beneen camp bi la bokk. am na organisation bu parfaite boo xam ne bi jot na ko fee wone ci final bi mais li may wax man ni ma gën a neex ci final bi mooy li muy wone ne Kaolack moom au plan sportif ñoom benn lañu parce que même bu ko coo amee feneen fii moom gis nañ ni Mamadou Ndiaye Diack président ORCAV bu Kaolack bàyyi na ay soxlaam yëpp pour ñëw gunge rakkam bi ñuy wax Baba Diop bi nga xam ne mooy yore OCCAV bu Kaolack donc même bu nit ñi jàppee ne xëy na ab xuloo am na fi cofeel ba tey des na entre ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi fii ak Kaolack. championnat bu bëri woon ay jafe-jafe ca tàmbali ga waaye nag ca ba muy jeex ki la di président communal bi di Baba Diop bëgg lool ci ni mu jeexee te am yaakaar ni juboo dina am ci diggante ñaari camp yi. li ñu bëggoon am nañ ko parce que demoon nañ lycée di fa jouer parce que jot nañ sàdd ñëw fa nañ ci ñaari match ñetti match et aujourd'hui on est satisfait. donc damay remercier quand même monsieur Ndiaye Mamadou Ndiaye Diack qui a été un frère qui a été un ami du stade parce que man je dinu ma benn alternative maanaam dinu dàquma dara tellement jàpp naa ne nawetaan ki koy def ñu bokk ay xalaat bokk gis-gis te xale bi dafa war a nawetaan dafa war a vacance bu nekkee vacance nga yóbbu ko terrain mu football nga encadré ko bu paree ñibbi jàngi di quoi pour ñu fekk si loolu day ànd ak yow ci loolu et aujourd'hui jàpp nañ ne loolu mën naa nekk te jàpp naa ne loolu day tax ñu tegaat yeneen beneen pas boo xam nañ koy au moins retrouver parce que retrouver mooy ay nit bu ñu nekkee mu am lu dox seen diggante seetaan dafa bay doole fu mu xajul lay dugg. ci biir terrain ba nag ay match yu neex la équipe yi may spectateurs yi nga xamante ni jóge woon nañ fu nekk ñëw seetaan si tax ci kade yi Médina Sud daal di daan leer gi ñaari ball ci dara waaye ci junior senior gannaaw bi ñu témboo dara ak dara ASC Benno moo mujjee jël ndam li ci kanamu Teranga ca teg dóor ya la ko duma. Kaolack Alhassane Ba, Walfadjri.
Alhassane Ba kon ci waaw Sekav la ñuy bàyyeekoo wax nag ci lu ñeel 8e de finale yi ci Coupe du Sénégal ni ki tey ji nag nii la programme bi tëddee bu ñeenti waxtu jotee ca stade bu Fodé Wade Ndiambour moom moo fay laale ak Douane ci li nga xam ne mooy Ligue 1 bi bu 16h tegalee comme bu ñeenti waxtu kon tegalee fanweeri simili ca stade bu Massène Sène ñii di waa Jamono bu Fatick ñoo fay laale ak waa Demba Diop ni ki suba bu ñetti waxtu jotee ca stade bu Alassane Djigo waa CSAD ñoom nag ñooy laale ak waa EG bu Fatick bu juróomi waxtu jotee Renaissance moo fay laale ak waa Kaolack FC niki kon tey jii si ngoon nag Génération Foot dina laale ak waa Darou Salaam bu ñeenti waxtu jotee lay doon ci lu ñeel 16e de finale yi ci match retard yi. noonu la ñuy kon yegsee ci li nga xamante ni moom mooy ponk bu mujj bi ci xibaar yi li ci yéen kaay ñu xëyandoo ñu ànd ci ak Seydina Omar Ba. gannaaw ba ñu ko jëmmalee ci réew mi boobaak léegi toll na ci ay at CSS di compagnie sucrière sénégalaise bu ñu deful ndànk dina doon liy war a final léeboon ak li promotion na fi am yéene kaay gii di Walf Fadjri ni ci ab ndaje mu yaatu mu ñu woote woon démb doxoon seen diggante ak taskatu xibaar yi ñii di liggéeykat yi ña ngay ñaawlu taxawaayu nguur gi ñu ne ñoo leen yóbbee tey jafe-jafe yi ñuy dund ndax dañoo bàyyi ay nit ñuy jéggaane suukar ca bitim réew di ko dugal ci mim réew jot nañu fee dugal lu ci tolloog fukki junniy tonn suukar ak ñaar ci jamono joojule boo demee ci Risatol ñoom ña nga fa riimale lu ci tolloog juróom-ñetti fukki junniy tonn ak juróom yoo xam ne ni gisuñu kenn ku leen ne ñaata sama bopp ma la gënal du bañ naa la ñoom liggéeykat yi ne situation bi mëntu la wéy nguur gi la ñuy xaar ñu jël ci ay matuwaay defuñu ko ñoom daañu wàcc ci mbedd mi wane seen bopp ndax mënuñoo comprendre ci jamono ji nga xam ne ni ñu ngi naan seen yéene ak seen bëgg-bëgg mooy doomu Sénégal bu nekk am liggéey ci jamono joojule ñu ngi seetaan lu ci toll ak juróom-ñeenti junniy doomi aadama yoo xam ne nii bu ñu deful ndànk ci wàññi ay potolamp la ñuy mujj moo tax yéene kaay gi di la ko tëjee xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne nguur gi ñu ngi seetaan loo xam ne ni buñ ci jëlul ay matukaay compagnie sucrière sénégalaise ci nax saay la jëm ndax sunu justice dafa nekk ci tànk yi nax saay ak dogal bi nga xam ne ni juge Amady Dom jël na ko daal di summi robu magistrat am ngir ñaawlu yeew gi ñu leen yeew yéen kaay gii di lanke nag lu mu ci mënti doon malaise muy ay jafe-jafe am na ci sunu justice bi lée waaye nañu jàpp ne lu lu mel du buret muy am ci mim réew yàgg nañu fay gis ay magistrat yoo xam ne dañu ay benn wii nekkuñu ñoo xam ne dañuy sikk mu njiital réew mi di xaar mu tisoole bañu ne ko yaaramu kalla ndax yéen a ngi fàttali ko giite ngaas gi amoon ci diggante Aliou Niane ak maître Abdoulaye Wade ndax yéen a ngi fàttali ko réquisitoire muy kàddu yu Ibrahima Ndoye yëkkati woon ci chantier yu Thiès yi ndax yéen a ngi fàttali ko jàppante yu métti yi doxoon ci diggante procureur Ousmane Diagne ak Cheikh Tidiane Sy nekkoon fi jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ci nguurug Abdoulaye Wade waaye nag kenn du Amidou Dem ndax ba mu demee ba gis na ne li muy xeex mënta sotti dafa jël dogal daal di summi robu magistrat Souleymane Teliko mi njiital UMS di mbootaay gi ëmm magistrat yi ne am na ci droit bu dee Ibrahima Amidou Dem la mu tànn mooy summi robu magistrat am na yeneen i magistrat yoo xam ne dañoo préféré sol seeni rob fas yéene wéyal xeex bi yéene kaay gii di Sud Quotidien ak lu mu ci mënti doon dogal bi juge Amidou Dem jël jural na ab njàqare kuréel yi fi ne tey wuyoo société civile Babacar Ba mi njiital Forum du Justiciable ne dogal bi dafa am lu bari luñ ci mën a jàngatee waxuma la ci magistrat yi kese waaye ba ci nguur gi Sadikh Niass muy ndey teefu radone yàgg nañu koy diingat yàgg nañuy wax ne nguur gi loxoom bi mu jël teg ko ci justice bi di leen rëddal yoon wi ñuy jaar du dëgg du yoon yéene kaay gi di direct info ne barki Dembo Ndiaye la ñu fi dégg Moustapha Cissé Lo yëkkati ay kàddu di ñaawlu sunu justice bi ni muy doxee tey jii juge Amidou Dem jël dogal daal di démissionné ci ab justice bu mu jàpp ne dafa démissionné ba noppi ndax loolu yi tekki wul ne sunu justice bi dafa nërmeelu yéene kaay gii di source aane gannaaw bu mu jëlee dogal kon daal di summi rob magistrat am Ibrahima Amidou Dem am na lu muy togg buñ sukkandikoo ci lenn ci ay jegeñaaleem ëllëg ci alxames ji wala niki gannaaw ëllëg ci aljuma ji dina dajek taskatu xibaar yi muy ab ndaje moo xam ne la mu ci jublu moo di wax ak askan wi wax leen fan la jëm waaye bu kenn xaar ci moom mu ñëw ne dafay bokk ci benn parti politique ndax Ibrahima nee na benn parti politique la amee te mooy parti Sénégal yéene kaay gii di Les Échos tey ji laa leen di wax li tax juge Amidou Dem tekki ndombal tànkam keroog ba mu jëlee dogal kon daal di tekki ndombal tànkam ci biir conseil supérieur de la magistrature ci la ko gaañu guuxal booleetuñu ko ci dara dañu kaa jël daal jox ko benn bureau bàyyi ko fa lépp lu ñuy nos mbaa ñu di ko nocci duñu ko ci boole boobu ba léegi mu ngi dund lu ni mel waaye kenn mësu koy dégg mu wax si waaye keroog ba nguur gi jëlee dogal kon daal di koy xañ ndombal tànk bu mu doon sàkku ci kuréelu mbootaayu xeet yi jox ko beneen jigéen foofii la tàggoog sagoom jël dogal daal di démissionné muy ab démission boo xam ne bu ñu sukkandikoo ci lenn ci kilifa yi ngànk nguur gi sant la ñuy def ndax jaaree nañ fa tàqalikoog nit koo xam ne nii wax rek lay def wax professeur Ismaïla Madior Fall def na ko jëmale ko ci parrainage muy signature yi ñuy laaj bépp mbër bu bëgg a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak yéen kaay gii di
Le Soleil jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon ci nguur gi parrainage bi ñuy wax ni du fi lu bees ci atum 1991 lañ ko tàmbalee def booba candidature indépendante yi lañ ko doon laaj waaye ndem Sénégal ñun ñëpp a ko bokk muy indépendant bi di politicien bi ñoo ci yem képp bon gisuñu li tax ñuy laaj ñi ay signature bàyyi ña ca des ngir yemale moo tax ñu ne bépp doomu aadama bu taxaw ngir bëgg a bokk ci élection présidentielle yi ci juróom benn diiwaan ci fukki diiwaan ak ñeent yi seq Sénégal diiwaan bu ci nekk daa ci joxe lu ci toll ak ñaari junni signature yu wane ne ñi ànd nañu ngir nga samp sa ndënd bokk ci yile élection muy ay élection yoo xam ne ni yéen kaay gi de la croix mi ngi xamal ne njiital réew Macky Sall mi ngi ci tànk yi jëlee ko ci loxol Aly Ngouille Ndiaye ab ministère bu bees la fas yéene taxawal dénk ko élection yi yéen kaay gi de la Tribune mi ngi ci xalaat bu baax ndax dañoo xamul ndax ab ministère lay doon wala ab direction waaye ak lu mu ci mënti doon du yàgg dara njiital réew Macky Sall dina amal ab joyante ci gouvernement bi daal di tabb ab ministère bu saytu élection yi comme ni ko maître Abdoulaye Wade defee woon comme ni mu koy faral di defee premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ëllëg ci alxames ji ma nga jëm ci pencum ndawi réew mi ànd ak mboolem jëwriñ yi nekk ci gouvernement bi député yi lañu fas yéene jàkkaarloo ngir indi ay tontu ci ponk yu bare lu ci demee ni dëppoo gi dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie mu soxol napp mi pétrole ak gaz gi feeñ ci réew mi càccum gune yi mbiri parrainage ak yeneen i ponk député yi féete ci ko jëne ndaje moomee duñ ca teew ndax toog nañu lu toll ci diirub juróom-ñaari weer yoo xam ne ni Mahammed Boun Abdallah Dionne tegul tànkam assemblée nationale tey jii ñuy tudd mbiri parrainage mu bëgg faa dikk amal ab soowam bu ko neexee dikk amal ko fa waaye ñoom moom duñ ko fekkee El Hadji Issa Sall mi njiital parti PUR di artu njiital réew Macky Sall xamal ko ni ko mbiri parrainage bi muy wax ni du jàll te bu ñu deful ndànk dina tàbbil Sénégal ci guta Aly Ngouille Ndiaye mi jëwri ji ñu dénkaare ngi biir réew mi taxaw na ngir génn Sénégal ci guta gi mu tàbbi mu soxal càccum gune yi yéene kaay gii di Vox Populi ne ci ab ndaje mu ñu doon séq démb ak taskatu xibaar yi moom ak naatangoom bi ñu dénk xale yi Aly Ngouille Ndiaye ma ngay artu opposition bi di leen xamal ne dégg naa leen ñuy wax ne dañoo bëgg a amalaat beneen 23 juin ci mim réew ca buntu pencum ndaw réew mi lañu joxante daje ngir wone seen ñàkk ànd jëmale ko ci parrainage bi ñu bëgg a yoonal waaye li mu leen di xamal mooy bu ñu amee autorisation bu la neexee amal ko waaye bu ñu amulee autorisation du ñu bàyyi kenn muy taxaw ci buntu pencum ndaw réew ma naan da nga fay manifester gannaaw loolu moom jëwriñ ji ma ngay artu sàcc ko te xale yi ngir ñu xam ne képp kuñ ci jàpp cour d'assises direct lañ la jëmee zoom yéene kaay ne ba ñu tàmbalee liggéey béeg léegi jot nañ fay teg loxo lu ci toll ak junniy doomi aadama waaye gisuñu si kenn koo xam ne loxoom dafa laale ci mbiru càccum gune yi terewul nag ñu ngi wéyal seen ak lu ñu tu ndaje mi occasion la woon ci soxna Ndeye Ramatoulaye Gueye miy jëwriñ ji ñu dénk tu tànk yi mu daal di indi ay leeral jëm ci càccum gune yi ak li tax boobu ba léegi dégguñu ko mu wax si moom soxna si ne def na ci ay jéego keroog ba ñu waxee ne am na xale bu jigéen bu ñu jàpp ca mbaaw àgg ci kawam ba noppi rey ko dafa sol ay dàllam dem ca mbaaw daal di jàllee ay waajuram ndax nag nit ki mënta nekk ci tiis nga ñëw ne da ngay bokk ak moom tiis wi ba noppi bëgg a mobiliser ay caméra mobiliser ay photographe ba ci ay taskatu xibaar ngir ñu topp la loolu bokkul ci cër te nag li ñu war a xam mooy waajur yooyee li ñuy dund tey ci métit moom jot na koy dund ci dundam ndax benn bant kese bi ko yàlla mayoon ci dundam ci anam yu mel nii la ko ñàkkee. Seydina Omar Ba ñu koy jaajëfal bu baax a baax foofu la ñuy kon yëkkatee jotaay bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu si xibaar yi ba mu yem ba xam leen ne seen kóolute mooy dañuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu làq ñu fa yàq yeggul ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah.